Sénégal du ma wax culture arabo-islamique rek waaye ñi nga xam ne jëmale réew mi kanam orienté leen intéressé na leen ñooñu Oustaz Fadel Gueye réerewuñu ko bu ko defee bu ñu ko dalalee dalal nañu ku am expérience ku am bëtu mën a jàngat ay xew-xew moo tax bu ñu toogee ak moom dinañu càmbar ak moom yu bëree bëri waaye dina ci bokk li nga xam ne mooy actualité mu di wane ci xalaatam en tant que doomu Sénégal waaye itam en tant que nit koo xam ne am na transversalité xam lefi ak la ca bitim réew Oustaz Fadel Gueye ñu am mbégte lool dalal la ci sa émission di tànneef ñu bàyyi la rek nga nuyoog mbokk yi ñu door a dugg ci question yi. jërëjëf Oustaz Assane asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. li may njëkk a def d'abord mooy nga may ma nuyu la nuyu mbokk yu baax yi nga àndal di nuyu ku la nuyu rek vraiment nuyu na groupe Walfadjri yëpp di nuyu suñu doom jooju nekk ca kër ga léegi nga xamante ni nanguwul sax ñu wax ko ay DG wala président directeur général ak yooyu intéressé ko dafa jàpp ni kenn la ci famille bi bokk ci groupe bi rek di liggéey ak yéen muy Cheikh Mouhamed Hafiz Niass di profité di ko ndokkeel ci gan gi mu am bërki démb tudde ko ñeeri waajuram comme ni mu ko waxee keroog waajuram wa jiitu di Oustaz Sidi Lamine ak waajuram yi fi des ñu ñaan yàlla yokk fanam di Ahmed Khalifa Niass xale bi tudd Sidi Ahmed ñu ngi ñaan yàlla sàmm ko mu màgg ba doon maamam Sidi Lamine ca fidwa ca njëriñ la ak ca njàmbarte ga ak ca bëgg diine ga yàlla mën na ko yàlla def bi jaay rasulillah di la gërëm yow encore nag personnellement di la sant bu baax a baax ci liggéey bu ràññeeku bu am solo bi nga xamante ni wax dëgg yàlla yaa ngi koy def ca bopp Walfadjri en tant que directeur de programme waaye nag en tant que cerveau Walfadjri Sidi Lamine dafa daa wax toujours ni Oustaz Assane moom mooy ruuxu kër gi mooy ruuxu Walfadjri donc loolu wax dëgg yàlla feeñal nga ko ba muy dund feeñal nga ko ci sa taxawaay ginnaaw bu mu fi jógee ñu ngi lay sargal ci loolu di la ci ndokkee di la ñaanal yàlla mu yokk la kàttan jox la wér ba fa nga bëgg a yóbbu kër gi yaa ngi ñu ko séqal yàlla dimbali leen ba ngeen yóbbu ko fa di profité aussi ci occasion bi wax dëgg yàlla di wonewaat rek wax dëgg yàlla suñu wéetaay ci suñu xarit suñu mbokk di Sidi Lamine Niass bi nga xamante ni tey jii Sénégal ngi koy jooy te noppeeguñu te yaakaaruma ni dinañ gaaw a noppi ndax taxawaayam ci réew mi mais taxawaayam ci diine ji li may wax sax mooy taxawaayam ci Afrique mais umma islamique yëpp ku mel ni Sidi Oustaz Assane nit ñi duñ ko fàtte mukk ci àddina bi ndax dafa nekkoon ku marqué jamonoom nekkoon ku bëgg réew mi nekkoon nit ku am solo koo xamante ni njëriñam foo ko takk passé na ko du rek ci wàllu démocratie du ci wàllu liberté d'expression mais ci wàllu wax dëgg yàlla gëm askanam fonk askanam toujours di jàppante ak gouvernants yi ñuy jiite te jàppante gi yëpp du intérêt mus ci bëgg dara waaye bëgg rek ñu gën a bàyyi xel askan wi Oustaz Assane ñu ngi koy jooy encore di ko ñaanal yàlla fële mu tëdd yàlla na nekk jardin ca jardin àjjana di ñaan yàlla lépp loo xamante ni def na ko fii ci àddina bi ci lu baax te bëri na lool yàlla fay ko foofu ba mu nekk ci ay xéewal yu dul dakk ba abadan jotaay bi sax daf ma fàttali xam naa loolu itam di nga ko fàttaliku mooy benn jotaay bu ni mel boo xam ne amoon nañu ko bi ma leen fekkee ca invitation bu pèlerinage bi bu roi bi ma fekk leen foofu mu am ay émissions yoo xam ne ñu ngi ko doon enregistré ci béréb bu xaw a demee nii jotaay bi sax fàttali na ma jotaay boobu walaay ndeysaan dëgg la mu nekkoon daje bu am solo daje ba tam la mu ca wone rek mooy identité islamique am boobu mu fonkoon lool mooy dañ ñu invité du roi ndeysaan maanaam patron de presse yi daal Sénégal yëpp la ñu invité woon ñu ànd dem ndeysaan fi ñu nekk ci hôtel bi Mamadou Ibra Kane comme moo fa nekkaloon GFM Sidi Lamine nekk fa bu El Hadj Ndiaye nekk fa xam nga ñoom fu ñu nekk il faut seeni journalistes yi ñëwoon ci aj ga ñëw fa bi ñu ñëwee nag léegi nag ndeysaan ñu def fa ay émissions yu mel nii alors ñëpp di ko njëkkante nag ndax li ñu bëggoon ku ko wax gis nañ ni ci Sidi Lamine lañ ko waroon fekk te mooy li di aj di symboliser ci boole jullit ñëpp ci ñu ànd jéem a xool dammi askan wi ñu seet nañu ko saafara loolu moo nekkoon
vraiment la ñu bëggoon. Sidi nag ña ko fa interview woo ñëpp ndeysaan ci année booba su ma juumul 2014 la wax dëgg yàlla seen yaakaar tasul ci moom ndax nañu bëgg woon mu waxee wax na sax ba wax lu raw seen njort ci loo xamante ni mooy boolele umma islamique bi. ak it aussi tamit wane ne aj am na beneen jàngit bu ñu ko war a jàng. du rek dem wër Kaaba ga dem siyaar Yonent bi Safa ak Marwa. sànni jëm rek ñibbisiwaat déedéet mais dafa am aw njàngit boo xamante ni comme ñëpp a fay daje monde islamique bi yëpp. war nañoo xool problème yi nga xamante ni moo leen yitteel te am ay jafe-jafe yi mboolem ab crise boo xamante ni jullit ñaa ngi koy dund ñu seet nuñ ko saafara foofu Oustaz Assane. foofu sax moo ñu ubbil buntu waxtaan wi Oustaz Fadel mooy jafe-jafe ak war koo saafara. mu mel ne monde baa ngi jànkonte ak benn jafe-jafe boo xam ne kenn xamul fan lay àkk ji muy coronavirus bi nga xam ne. lëmbee na fépp ba ñu koy jàmbat sax ci suñuy wet loolu nan nga ko jàngatee d'abord ak lan nga yaakaar ni ban stratégie la ñu war a mën a tëral ba dànkaafu jàngoro boobu waaw moom de vraiment Oustaz Assane question bu am solo la xam nga coronavirus moom wax dëgg yàlla lu ñëw la lu jaaxal àddina bi yëpp waaye man wax dëgg yàlla jàng bi bu ci njëkk am mooy d'abord mboolem grande puissance yi yàllaa leen di woon boppam rek yàlla moo leen di woon boppam ci ni ginnaaw bi ñu yaakaar ne dem nañ ñoom baag ci donkaasig lépp luy création lépp luy avancement lépp luy technologie day toog ba caag rek mu indi benn affaire bu ndaw boo xamante ni ñoom ñëpp lay jombal. mu perturbé lépp caag wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa huwa wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa huwa junudam yooyu nag fu ñu demee ba mooy gi bëri caaxaan yu bëri ñu bëgg ko fàtte rek moom mu wonal leen boppam. te xam nga bul fàtte ne Oustaz Assane bu virus bi fi mu feeñee muy Chine googu. weer yu mujj yi rek jullit ñi ne lañ fa doon faagaagale ñaaw la trop dañ daa ñëw fekk jullit ñi ne ci biir mosquée di julli ñu tëj jàkka ji taal mosquée bi ñu fa nekkoon ñëpp dee. torturer leen di leen rey guddi ak bëccëg. fa mu feeñee muy Chine ginnaaw bi sax la ñu reculer ndax dañ dem ba jaaxle xamatuñu fu ñu jëm mais wax dëgg yàlla bi muy doog a am. ñu bëree bëri ñi nga xamante ni ay observateurs lañ ci monde islamique dañoo gëmoon ni yàlla moo fayal jullit ñi foofu. yëf yi nag dafay tas parce que léegi li tax yéegi àddina bi yëpp jaaxle. mooy ni àddina bi tëddee léegi la. àddina bi léegi dafa duggante. mën naa ni benn village la rek comme ni ñu koy waxee. léegi dem beeg dikk bi dafa bëri. moo tax fi mu ne daanaka boo toogee ci ak ñu ne dëkk sàngam feeñ na fa dem. dëkk sàngam kat feeñ na fa. Arabie Saoudite bi ñuy dem di arrêté visa umra yi fan yii. di jël décision booba bu enregistré gu doon benn cas démb ñoo Sénégal ñoo enregistré ndoo premier cas. am na bu feeñ foofu ci. waaw am na bu fa feeñ démb. donc yëf yi day wër rek Italie Allemagne Iran sànq maa ngi gis Adi Khamenei ñu génne ko muy wax di masawu askan wi gi dama mais taxawaay biñ ci war a taxaw rawatina fii ci Sénégal mooy lu mel nii bu amee di jàngoro joo xamante ni jaaxal na ñëpp. taxawaay bi ñu ci war a taxaw mooy nañu fàttee les divergences li nga xamante ni moo ñu wutale lépp ñu teg ko ci suuf. tal di songandoo problème bi daal. songandoo ko jëm koo combattre. du ñu bàyyi kenn nag état du Sénégal ñi nga xamante ni ñoo nekk ci opposition bi ñi nga xamante ni ñooy société civile chefs religieux yi imam yi journalistes yi surtout suñu confrères yi. war nañ cee taxaw beneen taxawaay boo xamante ni mooy sensibiliser nit ñi. waaye nag bañ leen a jox panique. buñ leen tiitloo. yëf yi li mu laaj mooy teey rek. communication daal am na ci importance. communication am na ci importance. mais communication bi mu nekk communication boo xamante ni day tiital askan. askan doo ko tiital. yëf yi li muy rëy fi mu ne nii bu fekkente ni li nga xamante ni moom la ministère de la santé tëral ci ay matukaay yu doomu aadama war a mën a jël médecins yi wax ko na ko kenn ku nekk def rek la ci des nag ñu bàyyi ko ak yàlla. tey jii bi ma xëyee wax dëgg yàlla sama xol sedd parce que damaa xëy dama yaakaaroon ni démb. affaire bi daf day créer psychose ci askan wi. waaye bi ma xëyee gis naa ñu ngi ci seen activité kenn ku ci nekk la nga nekk la ngay liggéey yaa ngi cay dem mi ngi mel ni dara xewul te nag yëf yi noonu lañ ko war a jàppee boole ko ak moytu nag. boole ko ak moytu féexaay bu ëpp ak Sénégal ak bëggu maslaa aussi tamit vraiment yu mel nii bu amee ba dañu bàyyi xel bu baax a baax a baax koo gis rek ni ko jëmb loxo. koo jox loxo sax nga ku la jox loxo nga ne ko salaamaaleykum sax da lay mere yaakaar ni da nga koo doyadal. te du ñu bàyyi xel ci ni du xeebeel waaye mbir mi moo ko laaj. ndax comme moom yëf yi ni muy tasaaroo gaaw na te li koy joxe wax nañu ko wax dëgg yàlla laaj na moytu bu baax a baax a baax. mais nag nañu imaam yi nañu waaraate parce que imaam Oustaz Assane am nañu loo xamante ni ñu bëree bëri bu amuñu ko.
imam yi rek ñoo am chance chaque semaine ñu jàkkaarloog ay junniy nit war a mën a jàllale seen message. war nañu jéem a vraiment encourager askan wi woon leen ni kat lii feebar la comme feebar yëpp. ni ñu koy songe mooy nañ moytu li nga xamante ni aay nañ ñu ko def li nga xamante ni digal nañ ñu ko ndem bëgg nañ cee mucc waaye nag bu mu tax nag ñu ñàkk suñu gëm yàlla nag bu mu tax am aussi wax dëgg yàlla ñu paniqué ba vraiment jàppe ko noo xamante ni wax dëgg yàlla day yàq suñu dund. ndax mën naa ñëw dem am na yeneen ñu ko jiitu woon yoo xamante ni ñëw na fi jaar na fi jàqoon nañu waaye ba ñu àndee ak sérénité dal yem fañ ñu yemloo def lañ ñu santoon ñu def ko vraiment jàll na. donc ñu xañ na ñu ngi ciy gëstu amaguñ ñoom solution mais xam naa ni solution di ñàkk ndax yàlla tamit nag toujours bu wàccee jundam wala boog ay junuudam daf koy def pour quelque temps. wanewaal boppam. ba ñu bàyyiwaat ko xel rek mu delluwaat leçon rek bàyyiwaat. waaw mu delluwaat. waaye daal bu autorité daal war nañ ci jël yeneen décision fan yii nag yi maa xaw naa dal xel quand même. waaye nañ ko gën a yokk bu baax a baax a baax. jël matukaay yi daal jël matukaay yi bu baax a baax le président de la république bi nga xamante ni mooy njiitu réew mi bu mu yem rek ci di ko ay ministre am di wax def nañu nangam am nañu nangam non non na gën a jige peuple bi comme ñi nga xamante ni bon président Rwanda bi def na ko bërki dem ministre de la santé ba. ndaw sa koy ki nga xamante ne mooy yoroon santé. bi mu ñëwee on ko ni ko carrément am nañ lu war a mat 300 xaw ma nangam ci ay matériels yoo xamante ni pour affaire bi la ku wàcc ñu mën laa xool seet laag yooyu nangam dafa jige peuple bi laaj def enquête am bi mu demee mu gis ni effectivement ndaw sa la mu waxoon amul. waaye la manti parce que dafa waxoon ni xaw ma am nañ 380 xaw ma nan ci ay matériels ndekete ba mu demee waa ji moom 92 la gis. ci saasi rek mu def décret daal di koy wàcce ci saasi. donc pour ñu bañ a am betteel moom en tant que njiitu réew. nay jéem a jigee. xam nga proximité jege. proximité bi lu am solo la. fexe ba jigee gën di laaj gën di yem dañuy yem rek ci entourage bi diñ koy wax. waaw parce que vraiment cas yi am nii cas bi am démb ak cas bi ñu gis nañ ko tey vraiment il faut ñu gën a xoolaat les frontières. maa ngi dégg liggéey yu bëri yu ñu fay def. ci frontières yi waaye nañ ko yokk daal parce que daal mbir la moo xamante ni. il faut comme am na xutuura am na danger bu toll noonu ba àddina bi yëpp vraiment mu jaaxal leen. te ñoom ñoo ñu ëpp ay moyens. Occident ñoo ñu ëpp ay moyens junni yoon. France ñu ëpp ay moyens. Chine ga mu yëf yi jógee ñoo ñu ëpp ay moyens Amérique ñu ëpp ay moyens waaye ñoom ñëpp yëf yi da leen a jaaxal. kon nag rawatina suñu pays africains yi nga xamante ne. waaye yaakaar loolu mu jeexital ci pèlerinage bi. waaw pèlerinage bi de xam naa ñu ñaan yàlla avant pèlerinage bi di ñëw. fekk mu taxaw te am na possibilité mu jeex mais umra bi moom xam naa ni vraiment autorité saoudienne jël nañu boo décision comme ni nga ko xamee ba arrêté bépp visa umra donc fi ñu ne amul benn pays islamique boo xamante ni am na ay pèlerins yu fay jógee naan da ngay dem umra parce que léegi dañuy wax daal mooy Kaaba nga xam nga ko ni muy feese. mosquée prophète bi macha allah ñu ay junni nit la. loolu soo bàyyee ku ñëw dugg rek. wax dëgg yàlla mën naa andi musiba moo xamante ni kenn du xam fu mu yem. moo tax man vraiment damay saluer boo décision boobu nga xamante ni. ministère de la santé bu Arabie Saoudite ci ndigalu buuru Makka bi jël na ko. te mooy arrêté bépp visa boo xamante ni visa umra la buy permettre nit ki. mu dem Baytullahil Haram wala mu dem mosquée prophète bi ci Médine. foofu sax la ñuy duggee ci beneen sujet muy relation bi nga xam ne dox na diggante. Sénégal ak réewu arab yi waaye Afrique en général. est-ce que jotul ñu xoolaat façon jëflante bi ku mel noonu ndax mu gën a mën a meññi mu soobu ci jafe-jafe yu war a réglé wu. dëgg la Oustaz Assane am na solo xam nga relation Afrique ak monde arabe wala afro arabe comme ni ñu koy waxee relation la yoo xamante ni yu yàgg la man yaakaar naa ni monde arabe Oustaz Assane contribué nañu bu baax a baax ci li nga xamante ni. mooy développement Afrique mais particulièrement développement Sénégal. fi mu nekk nii problème mu arabe yi mooy dañu amul politique africaine moo tax li ñuy def du feeñ. waaye nag africain yi dama yaakaar ne dafa mel ne dañu féetewoo tàllal loxo est-ce que mën nañu def relation yoo xam ne gagnant la. kooku lu am solo la parce que bëri na loo xamante ni ñun ñu ngi koy am fii te ñoom soxla nañ ko. mais d'œuvre bi sax wala yooyu expérience yeeg. yooyu yëpp xam nga. wala suuf si yaatu si ñu am. yooyu yëpp day am sax da ngay gis parfois ay hommes d'affaires yu fiy ñëw. bu ñu ñëwee souvent ambassadeur Arabie Saoudite bi souvent dañ may contacter
contacter ay autorités ñu dem ànd ak ñoom waxtaan ak waa chambre de commerce des ministères des finances kenn ku ci nekk xool ni rek daal da ngaa bëggoon investir Sénégal ñii ni ñoom affaire agriculture moo leen intéressé ñii ni affaire gaz intéressé na leen ñii ni alors affaire mine ci la ñu bëgg a yëg kenn ku nekk wax fa nga bëgg a yëngatu mais bu ñu dee ba pare xam naa ne ñàkk cadre juridique moo leen di jaaxal ba ñëwaguñu pour def seen investissement yi nga xamante ne ko mais léegi avec APIX léegi vraiment pour nga ñëw nga créer sa entreprise léegi nekkatul lu jafe léegi je crois bien que war nañoo gën a mën a vraiment renforcer effort yi fexe ba côté économique bi ci relation yi aussi vraiment gën a dox bu baax a baax a baax su ko defee ñaari parties yëpp gis ci seen bopp mais daal li ma xam mooy fonds arabe yooyu nga xamante ni yaa ngi koy dégg moo xam muy fonds saoudien pour le développement fonds koweïtien pour le développement wala fonds Abu Dhabi ñooñu Oustaz Assane def nañ lu bëree bëri ci Afrique doy na rek nga xam ni corniche bi nga xamante ni tey jii moo ràññeeku lool fonds saoudien fonds koweïtien pour le développement ñoo ko defoon avant sommet 2008 bi sommet de l'OCI bi mais la ko jiitu fonds saoudien def nañ fi ay barrages yu bëri fii ay Mananteleek ay tali Matam Dakar rek yooyu yëpp ay route la yoo xamante ni vraiment ñoo ko fi def rawatina yi nga xamante ni mooy VDN bi nga xamante ni banque islamique de développement ñoo ko financé mën naan daal lépp lu ràññeeku te mu jëm ci wàllu infrastructure ci Sénégal ci biti la jógee te ci monde arabe la jógee mais duñ ko xam parce que arabe yi amuñu politique médiatique ci africaine boo xamante ni mooy permettre ñu li ñuy def di am visibilité dañ ko woon def ci cadre boobu xam nga boo fàttali ko King Fahd bii Roi Fahd moo ko tabaxoon mayoon ko Sénégal bi ñu demee ba jafe-jafe yi ci nguuru Abdoulaye Wade boo fàttali ko le président Wade demoon nañu ba di privatiser rek dem ba léegi dañuy jaay King Fahd Roi Abdallah bi mu ko déggee dafa woolu président Wade ñu jox ko mu wax ak moom ni ko léegi damaa dégg ñu ni King Fahd boobu nekk Sénégal da ngeen ko bëgg a privatiser mu ni ko waaw ñu def ñu ni jafe-jafe yooyu rek vraiment mu ni ko léegi kon wax ma di ngeen koy jaayee ma jënd ko ba pare mayaat ko Sénégal Abdoulaye Wade nag ni ko nag déedéet na doo ma gën a gore mukk kon nga may ko benn yoon jeex na insha allahu taala duñ ko doo dëggati mukk ñu ni jaay nañ ko waaw donc loola addiya la joo xamante ni benn cadeau la bu Roi Fahd joxoon fii Sénégal di mu ko defee noonu la ko Koweït di defee noonu la ko fond bu Abu Dhabi di defee yi lay jox pour développer sa am réew Oustaz Assane day mel ni tàmbali bi day mel ni bor lay doon mais bor boo xamante ni da nga koy fay pendant 40 ans pendant 30 ans bu dee ñun ak arab yi la ñoom vraiment partenaires yooyu boo fayee benn at ñaari at ñetti at mën nañ li ci des moom baal nañ dañ koy def rek pour tuddee ko bor waaye li ñu ci jublu dëgg-dëgg mooy contribuer ci développement réew yi nga xamante ni mooy réewu Afrique yi muy yu am solo yoo xam ne yaakaar naa bu ñu ko gënoon encadré gën ko ubbi yaakaar naa dina am njariñ lu bare bare. waaw dina baax loolu bu boobaa. ndax waxtaane woon nañ ko keroog sax ci benn tànne fii passé parce que boo seetee wàllu njàng mi xëy na peut-être war nañu mën a séentu université islamique bu taxaw ci biir Sénégal pour mën a dékku li nga xam ne ñu ngi koy produire ci ñoo xam dañu war a dugg université te amuñu fu ñu jëm. yooyu yëpp yaakaar naa warees na ci taxaw. bu mel ne bële ci Touba itam ñu koy construire boobu itam xam naa bu ubbeekoo itam ci wàll woowu lay doon. waaw moom day loolu avant ngay jàll ci beneen question rek li ma ciy yokk mooy ñoom vraiment li ñu def ci former ay africains ak ay Sénégalais ci seen université yi kenn xamul nu mu toll. gëm naa ni jot na pour université boobu vraiment am. te yaakaar nañ sax am na ñoo xamante ni ñu ngi ciy dox ay jéego. àndoon naa aussi ak ki nga xamante ni mooy ambassadeur Arabie Saoudite bi ñu daan wax Abdallah Al Abdaan ñu ànd demoon Porokhane mu seeti woon sëñ Muntaxa mooy bi muy dem pour di ko jaala ji sëñ Sidi Mokhtar ca biir foofa ambassadeur bi nee na ko sëriñ bi dégg naa ñu ni teg nga première pierre université islamique bu mag ci Touba ñu ngi lay xamal ni la Arabie Saoudite dinañ ci jàpp ba nga xam ne jàpp nañ ci donc loola yaakaar naa ni kii fi nekk léegi aussi di Fahd Ad-Dawsari macha allah moom tamit ku dynamique la ñëw na wane carrément ni lépp loo xamante ni ki ko fi jiitu woon defoon na 50 moom dina jéem a def 100 waaw donc loolu day wane carrément ni bu ñu toppee yooyu rek mu am boo amee suivi rek mën nañ dem ba vraiment ñu jàpp ci alors loolu nga xamante ni mu ngi juy léegi saa sa ñu continuer léegi ba léegi ci biir réew mi
jamono yi dañuy dégg ay mbir ñoo xam ne dañuy ñëw ne ay yonente lañu ba yu jigéen sax. phénomène boobu bi nga ko déggee ci biir Sénégal lan nga yaakaar ne moo dem ba àgg foofu ak ndax naturellement wala si na ko mën a accepter wala bi Oustaz Assane daal loolu moom man dama yaakaar ni ñun jullit ñi ñoo war a xoolaat suñu toogaay bu baax a baax fii ci Sénégal maanaam ñi nga xamante ne tey jii ñooy suñu sëriñ si nga xamante ne tey jii taraanga bu nekk yàlla jox na leen ko te taraanga bi leen yàlla jox lépp lislaam moo tax ñu jox mu jox leen ko suñu wayjur yu mag yi suñu maam yi nga xamante ne tey jii ñoo ŋànkoon diine ji démb bi ñu fi nekkee xel mësta xalaat nit jóg fee naan man ab yonent laa maanaam caaxaan yi moo bëri te loolu vraiment ay affaire caaxaan la jot na pour vraiment parce que ñii moom bu état laïque la état laïque moom bul xaar mukk ñu régler sa problème mais jullit ñi seen biir ñoo war a xool problème yu mel noonu nan lañ koy régler képp koo xamante ni nekk nga njiitu diine fii ci Sénégal war ngaa mën a fexe di ñaan gouvernement bi conseil supérieur islamique boobu nga xamante ni tey jii ñoom Serigne Cheikh Mbacké ñoo ko taxawaloon Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Ahmed Tidiane Sy mi Cheikh Abdou Aziz Dabakh Cheikh Mohamed Fadel Serigne Fallou ñoom ñëpp ñoo daje woon sos ko Senghor fexe nax leen ba tas ko loolu man dama yaakaar ni jot na pour ñi fi nekk léegi jéem a fexe ba taxawalaat ko puisque pour ñu régler problème yu mel nii nga xamante ni ku jóg rek woote lu la neex ñu bàyyi la ci vraiment loolu dafa ëpp islam sëñ bi moom la ñu am waru ñoo nangu kenn di këllëkale suñu diine waru ñoo nangu kenn di këllëkale l'islam ku jóg rek ni ab yonente laa ba yonente bu jigéen sax da ngay dégg ñu ni diw ko dafa móor ni man dañ may wax dañ may yónni si bi loolu ay caaxaan la il faut mu arrêté li tax mu arrêté nag mooy jullit ñi seen bopp rek ñoo war a am fulla ak fayda seen islam nag ni ñu koy dundee Sénégal ni ñu koy doxalee moo baaxul dañu jël diine ji vraiment ba sénégaliser ko ba mu ëpp mooy lii sëñ Cheikh di wax ne diine jaa ngi glissé dem ci folklore mais dëgg la effectivement dafay glissé dem ci folklore tey jii kër diine yi fi nekk yëpp tey foofa dem fu nekk di nga gis ni ka ko sosoon na mu ko bàyyi woon ba affaire bi changé na bu baax a baax déviation mi nga am déviation nag buy am nag certes am na fi ñoo xamante ni ñu ngi fi nekk jàpp yi charia jàpp ci li fi mag ñi bàyyi woon am nañu fulla ji am nañu fayda ji waaye li ci des léegi nag mooy ñu am seen xaraar am décision am détermination fexe ba lépp loo xamante ni luy vraiment wàññi suñu diine la wala muy sagg sagub l'islam ñu fexe ba dindi ko fi Aboubacar Sadiq radiyallahu anhu nga xamante ni tey jii moo toog ginnaaw prophète bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu toogee xam nga ñaari xeex yi mu njëkk a xeex Oustaz Assane soo ko fàttali ko mooy maani i zakat ak mutanabi maani i zakat mooy ñu ni woon lekkat ñun suñu asaka comme yàlla moo ni woon xud min amwalihim sadaqa yonent bi la waxoon ni jële ci seen alal yi asaka yonent bi nekkatu fi kon dégg ñun suñu alal ñoo ko moom ni ñu ko joxati kenn Aboubacar dafa xeex ak ñoom ñu leen du ngeen daan jox yooyu yonent bi di ngeen ko joxe parce que yonent bi bu mu koy wax boppam taxul woon diine jee taxoon yàllaa taxoon te yàlla moom mi ngi fi tëdd fi jóge ba mukk ka ñuy wax Musaylamatul Kazzab ñëw ni moom ab prophète la di fent alxuraan boppam créé alxuraan mais daf koo combattre xeex ak moom ba mu arrêté parce que duñ nangu yàlla di mu fonkee l'islam jël ku toll ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni ko mu nekk yonent bi l'islam ak coono bi ñu ci dej yëpp ba mu agsi ci ñun suñu mag ñi vraiment jël diine yor ko yore ñu rafet jàngal ko nit ñi yar ci askan wi ba ñu màgg seen bi ñu toog ba jamono ji ak golo gu jóg rek ni man ab yonente laa golo gu jóg ni man dañ may wax yu golo gu jóg ni ne nangam yooyu vraiment dafa war a arrêté yaakaar naa ni jot na pour ñëpp taxaw ci Oustaz Assane pour mu taxaw bu fekkente ni wax nañu autorités yi ñu bañ sëriñ si ñoo yore force bi bu caaxaan passé dëgg des peuple bi moom ñoom la ñu gëm nañu am seen détermination lu ñu bëgg gëm naa ni bu ñu àndee manko lépp lu ñu bëgg mën nañu ko am France mënu ci dara gouvernement laïque mënu ci dara waaw parce que nag wax dëgg yàlla ñooy majorité tey tamit nag ñoo fi jiitu islam bi moo jiitu fii tey jii Sénégal mooy cosaanu Sénégal mooy cosaan li colonialiste yi dañoo ñëw rek ëpp doole not imposé seen mbiru bopp waaye ba tey jii boo génnee Sénégal gis xale yi léegi di ñuy dellusiwaate ci l'islam jàkka yi ni muy feese nga xam ni li ñuy jàng tubaab teewul ñu ngi bàyyi xel seen identité islamique boobu balaa ñuy génn ci ruq boobu yow am nga expérience ci biir réew mi ak ca bitim réew dund nga anamu démocratie ci biti dund ko ci biir réew mi ma bëggoon tuuti ñu taxaw ci société civile bu Sénégal ak ni muy demee ni muy résister exemple bi mooy lu mel ne
ñoo lànk yeeg mel noonu Guy Marius Sagna ak mbokkam yeeg yooyu. loolu bi nga koy dégg jàppal bàyyil boobu xëccoo bi ak yu mel noonu da ngay naan loolu mooy dundal démocratie wala boog am na beneen facette boo xam ne moo waroon gën a dëppoo ak li war a am. Oustaz Assane man sama conviction mooy dama gëm ni loolu dafa war a mën a am ci am réew en tant qu'observateur li ma gëm mooy yëngutu yooyu moo xam ay marche la moo xam aar liñ bokk moo xam nangam yooyu yëpp taaru démocratie la war a nekk. c'est-à-dire ñi nga xamante ni actuellement ñoo nekk ci pouvoir war nañuy bàyyi xel toujours ci ne démocratie bi judduwul démb Sénégal démocratie bi judduwul démb démocratie lu yàgg yàgg Sénégal la. bu ñu ñëwee Sénégal di ko comparé ak Gambie wala ñu koy comparé ak Mali ak ay Guinée yu demee noonu. ñooñu àgguñu feeñ ci démocratie ñoo leen jiitu junni yoon ci démocratie. Sénégalais maturité politique yàgg na si ñoom yàgg goo xamante ni tey jii. man dama yaakaaroon ni vraiment un chef d'état wërta nangu rek ni man kat damay gouverner toog rek di dégg rek tàccu ba ay tàccu. yaa fi dàq président yaa fi dàq liggéey président tàccu rek. yaakaar naa ni président bu ñu koy defal bu nekk war ngaa tiit. ndax mbetteel mën na war ngaa xoolaat ñi nga xamante ni ñoo lay wax loolu parce que ñooñu ñoo lay jey te bis boo demee ba dugg ci kàmb. yaay def ci kàmb ga ñoom dañuy génn dem seen yoon. yaakaar naa ni moo leen ku la wax fukk yu baax ci yow daal te waxu la benn bu bon rek xamal ne am na lu mu bàyyi. loolu la su ko defee léegi nag ka nga xamante ni moo lay dimbale moo xam ab télévision la moo xam ay nit lañu ay yoo xamante ni dañuy marche di défendre ay valeurs wala ñuy défendre askan wi di xool vraiment ñàkk doole askan wi naan wàññi leen prix yi def leen di bàyyi leen ñu manifester ba seen xol sedd loolu la mooy taaru démocratie leneen loo def lu nekk rek vraiment da ngay dem ba da ngay yàq jeu bi te démocratie vraiment jeu bu am solo la. boo xamante ni tey jii société civile. am na rôle bu mag a mag boo xamante ni war na koo jouer malheureusement man dama yaakaar ne société civile yi Sénégal léegi xëy na peut-être ñu bëri ci politique yi dañ leen di accuser ni ay politiciens lañu. mais seen rôle lu am solo la ci loolu parce que ñàkk a far dafa am solo. neutre. nga xamante ni yow kenn du la boole fenn amoo benn couleur. contre pouvoir ngay doon. ñàkk mais nekkoo contre le pouvoir. lépp loo xamante ni lu pouvoir di def la te pouvoir day dem ba du gisati. pouvoir day dem ba du gisati la koy fat ki ko naan nag boo arrête di ko alerter kooku vraiment moo baax ci pouvoir. donc pouvoir waroon nañ sax di dooleel société civile. di dooleel presse di fexe ba presse di jouer rôle am. en tant que ñuy alerter. ñuy informer mais aussi suñu société civile doole leen ba nga xamante ni rôle yi nga xamante ni ñu war nañu koo mën a jouer ci lu développé Sénégal lu fexe ba dérive yi nga xamante ni pouvoir dina koy def ñaare mu mën a wàññeeku loolu saa seen yaakaar naa ni lu am solo la. exactement c'est loolu sax moo ñuy pousse ci beneen question muy lu aju ci wàllu presse ci Sénégal. la presse sénégalaise en tant que yow journaliste nga bu pratiquer journalisme ay at. sa journal bi mën naa wax ne mooy bànqaas bi nga xam ne moo tàllal loxo ci réewu arab yi ndax làkk wi yow génne nga boo xam ne làkkum yàkku yaaram mooy làkku arab ak bu tubaab loolu kon am nga expérience boo xam ne dafa xaw a spécial léegi booy xool doxinu journalisme ci Sénégal en général boo ca paree nag nga wax ma avenir journal arabe ci Sénégal est-ce que am na avenir. jërëjëf Oustaz Assane waaw journalisme de wax dëgg yàlla ci Sénégal mën naa ni mi ngi ci jàmm maanaam avancé na bu baax a baax am na pas yu am solo yoo xamante def na ko xam nga boo fàttalikoo Sénégal ay années 1960 yi 71 ba 80 daana daf mel ni bu àddukaay benn la fi woon benn rek la fi woon. muy rajo Sénégal ak li nga xamante ni. moo doon ORTS te tey muy RTS. xamante ni moom nguur a ko moomoon lépp loo xamante ni nguur bëgg na mu jàll mooy jàll lépp loo xamante ni bëggul mu jàll du jàll. mu am ay journalistes yoo xamante ni ay professionnels lañu yu am solo yu joué rôle bu mag a mag ci liberté de presse. loolu mën naa ci njëkk a cité mooy suñu mbokk yàlla na ko yàlla yërëm Sidy Lamine Niass joué na ci rôle bu am solo ak xaritam Babacar Touré muy groupe Sud boobu nga xamante ni yaa ngi koy dégg. groupe Sud doon génne Sud Hebdo la woon tàmbali ba Sud Hebdo mu dem ba ci yàgg mu nekk Sud Quotidien mais Walfadjri aussi bu njëkk Walf Hebdo la woon dem na Quotidien rajo bi ñëw yokku ci rajo Sud FM ñëw yokkaat ci
Sénégal yi commencé léegi di am ay information yoo xamante ni direct lay doon nga xamante ni du lekk loo xamante ni RTS rek lañ koy dégloo waaye da nga koy taal baykat ba nekk ca village yi mu déglu di xam liy xew am position bu ñu ko waxee ci làkku tubaab ba pare wax ko ci la wolof yu leer nañ nga xamante ni Sénégal yi commerçant beeg jaay ko di caaf baag kay nekk ca magasin baag kay jaay jën ak kay yore ëllëram di béy ñëpp ay am droit ci information. loolu man yaakaar naa ni lu am solo la wax dëgg yàlla. yokk na lu bëree bëri aussi tamit vraiment ci démocratie même ay élection compétition yii di am élection yi nga xam nga ne presse daanaka joué na rôle bu mag a mag ba tax càcc ga daan am bu njëkk léegi mënatul a am. ndax journalistes yi dañuy nekk ci bureau de vote yi ànd ak askan wi ñu yee doo vote ba ngoon jot bu ñuy compter xob yee ñu koy taxaw di xaar bala ngaa joxe résultat sax ñoom ñooy taxaw diir ko ci rajo yi ba ñëpp dégg ko ba xam ko donc loolu. vraiment lu am solo loo xamante ni du ñu mën lu dul magnifier ko. waaye li nga wax mooy ne secteur boobu service public la. boo xam ne ñu ngi defal réew mi lu bare bari. c'est ça waaye mu ngi mel ne encadrement ba ca waroon itam càggante am na ci wàllu. subvention ñi nga xam ne ñoo ko waroon taxaw. waaw parce que façon bi ñuy defee aide à la presse bi. xëy na nekkul lu efficace loo xam ne. mën na pousse secteur boobu mu jëm ci kanam. dëgg la xam nga réew yi nga xamante ne xam nañu valeur presse dëgg-dëgg Oustaz Assane subvention yi ay milliards ngay dégg fii liñ daan jox tuddee woon ko aide à la presse demoon na ba ay 500 si yaakaar naa 500 millions la woon. bu njëkk sax matul 1 milliard. bu njëkk sax ba 300 millions la woon. xamante ne léegi da ngay séddale patron de presse ak journaliste ak seen journaliste aussi dañ ci doon casse toujours ndax dañu wax naan patron de presse dañuy jël xaalis bi dem takk ci jabar jëlee ci seen oto noos mu jeex. bon am na ci yoo xamante ni ñoo xamante ni journal bi mel ni man dañ ma daan man daanaka ay 1 million lañ ma daan jox. am na ñoo xamante ni 500 000 lañ leen di jox. gedd naa ko 2 fois yoo xamante ni dañ may jox may leen du ma ko jël. parce que damay gisoon ni man organe bi ma yore moo ëpp njëriñ ñi ma gis ñu leen jox 7 millions ak ñi nga xamante ni dañ leen jox 8 millions. nga foofu ko bàyyi. ma foofu ko bàyyi leen. est-ce que yaakaar loo ne solution bi mooy ñu defoon ko ay service nga xam ne journaliste bi buy dagg billet avion. am lu ñu ko ci wàññil. c'est ça papier yi. bu fekkente ne journal presse écrite la. c'est ça ñu am pourcentage bu ñu ko ci teggil. taxes yi nga xam ne ñu ngi koy def teg kaw kii ñu ne la jéggal nañu bii ba ñuy wàññi di wàññi selon activité wu organe bi. yëf yi di wàññi ko ba ñu ne jeex na wala yu mel noonu. waaw yaakaar naa loolu code de la presse bi code bu mujj bi je crois bien que léegi validé nañ ko xaj na des na tuuti ci kanam yëf yi dina gën a leer yaakaar naa ni xaw ma waa Synpics fu ñu ci toll mais je crois bien que aide à la presse bi moom léegi changé na. am na léegi ñeneen ñoo xamante ni noonu lañu gis noonu lañ koy joxee moo xam formé def ay recyclage gën a formé journalistes yi ci loolu ba ñu gën a xam bu baax a baax métier mi mais nag aussi bàyyi xel aussi envoyés spéciaux yi ñi nga xamante ni ñoo nekk ci région yi. correspondant yi waaw correspondant yooyu nga xamante ni ñoo fa toogal bu organes yi. yaakaar naa daal yëf yi Oustaz Assane dina am soppeeku ci côté boobu. mais daal li ëpp solo daal ci presse man li ci gën ma ci intéressé mooy presse dinay alerter presse aussi dinay fexe ba di bàyyi xel askan wi. ci li nga xamante ni moo leen war ci wàllu éducation ci wàllu wér. santé baykat yi vraiment ñi nga xamante ni noonu la ñuy doxalee suñu béyee seen gerte ba pare léegi dañoo obligé di ko jaay Chine parce que da ngay gis soo xamante ni day jaay ba jiwu bu ma doon a denc pour déwén sax da koy jaayaale. loolu day wane ni vraiment baykat yi dimbali wuñu leen te war nañ leen bàyyi xel baax a baax. yooyu yëpp nag rôle presse la mais malheureusement. li may tagg presse bi ak développement bi. am na beneen côté bu négatif boo xamante ni aussi vraiment ci presse bi il faut ñu souligner ko wax dëgg yàlla. topp ci ginnaaw buzz daal. topp ci ginnaaw buzz. kooku moom erreur bu mag a mag a mag la. parce que journal war nay mettre l'accent ngaa ci politique. waaye nag politique nekkul lépp daanaka ñoom fait divers moo leen gën a intéressé. souvent wala politique yi. te nag politique rek nekkul Sénégal. am réew di ko composé dafa bëri. war nañuy di compter xool ci côté sanitaire. war nañoo xool ci économique. war nañoo xool ci social. lii nga xamante ni mooy am ci dëkk bi tey jii nga xamante ni tey jii insécurité bi rey ji ni mu yombe léegi ni mu bëree buñ ci waxee benn fan ñaari fan ñu arrêté donc sensibilisation bi nga xamante ni moo war da am di war a continuer du am tuuti lañ ciy wax daal di bàyyi boo xoolee presse bi ni muy doxee dafa mel ni vente bi moo leen gën a intéressé que vraiment informer juste et vrai te xam nga presse dafa am 3 points yoo xamante ni moo ko lal Oustaz Assane mooy éduquer informer et divertir informer gi mi nga am
divertissement bi nga am kenn werante wu ko daanaka sax moo ëpp mais côté éducation bi vraiment rôle bi nga xamante ni moom la ci presse sénégalaise bi waroon di jouer vraiment des na lu bëree bëri buzz la ñuy topp te buzz amul njëriñ dañu war a xool loo xamante ni moom vraiment mooy développer réew mi fexe ba yi côté yi nga xamante ni kenn xamu ko te mu am ay jafe-jafe ñuy dugg ci ruq yi ak ruqaaj yi di ko génne di ko wax di ko biral ba askan wi xam ko nguur mën cee bàyyi xel loolu lu am solo la Oustaz jërëjëf Oustaz Fadel Gueye ñu fàttali leen rek moom la ñu dalal muy Oustaz Fadel Gueye di journaliste borom Le Réveil muy revue boo xam ne ci làkkum arab ak guk tubaab lay génn Oustaz Fadel bëgg na encore rek ci biir réew mi ba léegi ñu ñëw ci benn mbir moo xam ne indi woon na coow ci jamono yi weesu comme que jotaay yombul ma profité mu am ci sa gis-gis muy njàngaleem daara ak coow yi ñu fi doon wax mbiru jéng ci biir daara ak yu mel noonu est-ce que loolu ak ndax lan moo tax ba yi nga xam ne melul ni mu war a mel ci daara rek lañ koy waxal mais li nga xam ne mel na ni mu war a mel kenn du ci wax waaw loolu de Oustaz Assane question bu ma neex la parce que xeex bu yàgg la xeex bu yàgg la contre daara parce que système ak système la xam nga suñu sëriñ si li taxoon ñu sonn colonialiste yi sonal leen mooy dañoo bëggoon fexe ba conserver identité africaine islamique bi nga xamante ni ñoom bi ñu ñëw moom lañ fa fekk tubaab bi nag di leen xeex fexe ba wala boog jéem fexe ba génne leen ci cadre daara yi ñu xam ci yëriñ waak doxalin waak yooyu nga xamante ni ñoom ñu ngi koy inspiré woo ci l'islam indi ñoom seen système bu bees système boobu ñu fi indi woon nag ba bi ñu demee ba ni 1960 ñu ne am nañu 59 60 am nañu li nga xamante ni mooy indépendance dañoo dem waaye seen culture bi lañ fi bàyyi dañ dem mais dañ formé ñoo xamante ni daanaka ñoo leen fi wutu su ko defee léegi nag combat boobu toujours day continuer rek système colonial bi contre système mu daara loolu mooy continuer ba tax na xeex bi xam naa ni du gaaw a jeex boo xoolee sax fan yii rek kiñ ci mujj tuumaal ni xaw ma dafa doon sàkku ay xale nekk sëriñ daara bu dëkk Wakaam mu coïncider ak beneen tubaab xaw ma tubaab la xaw ma malgache ku fi nekkoon doon entraîner ay xale moom tamit aussi defoon la même chose boo xoolee presse bi ni ñu mettre l'accent sur marabout bi sëriñ daara bi alors waxewuñu ko keneen ki tubaab bi mel ni dañuy yàkkamti rek ñu ni oustaz wala sëriñ daara def na nangam rek ba ñu ñoom ñëpp ñu badd ko jóg alors wone ni léegi l'islam nangam sëriñ daara boo xamante ne dafa doon def nangam ak nangam d'accord dëgg la sëriñ daara dëgg laa wax de sëriñ daara dëgg kenn du séntu ci moom loolu du def loolu yi tamit waaye ñoom Sénégal malheureusement duñu xàmmee sëriñ daara dëgg ñi nga xamante ni ñoom lañ tuddee sëriñ daara maître coranique ñooñu du ñu ay maître coranique ay saay-saay lañu ñoo xamante ne tey jii koo ci maanaam mënuñoo bind seen tur sax bu baax ci alxuraan ay commerçant la ñuy wut xaalis di yelwaanloo ay xale di def commerce il faut ñu ràññatle yooyu daal il faut ñu ràññatle yooyu il faut ñu ràññatle il faut ñu xàmmee ni bu njëkk di nga daan dégg mooy daaray kokki daaray sëriñ sëñ Mor Mbaye Cissé daaray jaamal daaray maam Khalifa Niass yooyu ñooy daara yi nga xamante ni ñooy daaray cosaan yi daaray pire yooyu daara parce que Fass Touré daaray Fass Touré daarul alxam daa nga de daaray Tiwaawoon daara yooyu ba tey jii ma ngay am daaray imam Assane Cissé nga xamante ne ay américain ñëpp a doon jógee fu nekk ñëw di fa ma mokkasi alxuraan loola mooy daara loola yaakaar naa doo dégg mukk ñu ni sëriñ bu jàngalee foofa dégg nga ñu ni seq naag ab élève am dara wala ñu ni jàpp nañu ko ci affaire pédophilie wala affaire viol doo ko fa dégg parce que loola mooy daara authentique yeneen yi ñuy gis nag ci Ndakaaru ci capital beeg yooyu loolu vraiment képp koo xamante ne da nga cee bëgg a cee bëgg a jaar ba attaqué daara dëgg-dëgg vraiment noonu daara nga mais xam nga ne ñooñu du ñu ay sëriñ ñooñu du ñu ay sëriñ daara dëgg-dëgg ay nit lañu yoo xamante ni ñuy wut xaalis lañu ay saay-saay lañu comme ni professeur bi bi jàngale tubaab wala maître bi wala téer bi di ëmbale nit noonu tam lañ mën a ëmbale nit wala ñu violé rek waaw su ko defee loolu nag amul relation ak daara mais jëng gi nga xamante ni wax nga ko nag am naa ci mën xañ na position boo xamante ni dina wuutee ak position ñu bëree bëri ci suñu gaañ yi nga xamante ni ñoom ñoo bokk daara ji loolu damaa gis ni jéng du rek mu nekku ni moom rek mooy solution
d'accord uma ci ñi naan daara il faut mu am jéng non 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 nit ki mun na jàng alxuraan bu mokkal ko te kenn du ko jéng donc jéng exception la war a nekk waaye bu ñu ni ñoom jéng mooy baasu daara loolu ku ko wax ku nekk yaa ngi ci erreur bu mag a mag a mag bu ñu xoolee léegi jamono ji ñi Oustaz Assane ñi nga xamante ni ñooy jël ay prix international ci alxuraan ay xale yoo xamante ni yaakaar naa fa ñu dem maa ngi gis nga invité suñu mbokk docteur Mouhamed Habiboulaye Sy Mouhamadul Moujtaba boobu nga xamante ni jël na ko 2 fois kenn mosu koo jéng fii la ñuy jàngee Ndakaaru formé leen am méthode yoo xamante ni yu dynamique lay doon nga xamante ni xale bu ci jaaree day daal di mokkal alxuraan ci lu yomb am na yoo xamante ni tey ji daara internat lañu yoo xamante xale bi bu fa nekkee ay 3 ans rek xale yu ndaw day dem ba mémoriser le Saint Coran te kenn du leen jéng donc jéng ku bañee jàng la ñuy jéng mais aussi dañ bàyyi xel tamit ci ni mokkal alxuraan yàlla newul nit ñëpp mokkal alxuraan nekkul ni ñu dem daara ñëpp dañoo war a mokkal boo gisee taalim mihani yi baax pour ñu koy dugal ci daara yi oustaz dafa am solo nga xamante ni day fexe ba xale bi nga xamante ni waajuram da la ko jox bëggoon mu mën alxuraan mën naa wàcc alxuraan ay yoon mën naa wàcc 3 yoon mën naa wàcc 4 yoon waaye boo demee dem ba xam ni kii kat yàlla dugalul ci moom mën a mokkal alxuraan nga viré ko mu dem jàng métier ci biir daara ji formation professionnelle nga xamante ni di nga koy yaraale ji nga xamante ni ji koy diine la ji ko ju baax di nga ko def ci moom ba pare mais nag bu ko forcé ni par la force dafa war a mokkal alxuraan saxaaba yeneen bi nekkul ñëpp mokkal alxuraan mais léegi nag xeex bi xam nga boo yàggee dékku ay coup nag da ngay dem ba lu ñëw rek da ngay ñaaw njort da nga naan rek ñëpp nangam mais liñ naan daara ñooy jéng école français bi nangam école français bi ñoo gën a ñoom tamit dañuy ay dóor waaw châtiment corporel ku yëpp koo xamante ni def nga alkaati bi tam léeg-léeg mu jéng mu ngoog alkaati bi dinay jéng yëpp ay jéng c'est-à-dire nit di def cay àgg maanaam ab élève bu teel la ñuy jéng mais am na yeneen solution aussi c'est-à-dire nit ki bu demee ba bañ daara ji fexeel ba mu bëgg daara ji jéem a la neexal jéem a la def nangam maanaam du ma ñu jéng du am mais na nekk exception mais ñoom bu ñu ni jéng ci daara la war a nekk ba abadan yëf yi day évoluer bu ñu demee ba am yeneen méthode yoo xamante ni dem ñun waa daara dem ba xoolaataay yeneen méthode yoo xamante ni xëy na mën naa remplacer jéng exactement parce que li tax a jóg borom daara ji mooy ki ngay jàngal mu dégg li nga koy jàngal c'est ça loolu itam am na ay yoon yoo xam ne ci nga war a jaar pour loolu mën a am ci yoon yooyu nag binduñu fenn ne il faut ñu def loolu mu door a mën a am c'est ça xëy na itam formation bi mooy des toujours mooy des ñi nga xam ne ñooy jàngale c'est-à-dire dóor mën na indi lu nekk parce que tamit nag wax dëgg yàlla ki la joxoon doomam tam pour nga jàngal ko tam vraiment dala koo jox pour nga jàngal ko waaye joxalu ko nag pour nga rey ko nag maanaam jàngal xale di ko dóor ba martee mën a ñàkk bakkanam nag yëfi agul foofa agu fa donc yaakaar naa ni daal jot na mais nag loolu nag póotum biir la war a nekk maanaam man d'accord ma ci ñi ko xam rek ñoo ko war a ñi ko xam ñoo war a taxaw am na fédération nationale de daara boo xamante ni bi Moustapha Lo jiite am na beneen boo xamante ni rabité la tudd ñoo seetu daara yi nañu xoolaat kër gi xoolaat daara ji contacté daara yi yëpp yi nga xamante ni tudd naa ko fi tey ñu xoolaat ay méthode ay système yoo xamante ni moo xam bon recyclage lay doon moo xam yeneen formation lay doon fexe ba jàngalekat yi ñu jàngale méthode yu bees yi nga xamante ni mën nañ naxantee xale bi bu mu mokkal alxuraan te duñ ko mitital te duñ ko jéng duñ ko gaañ loolu man je crois bien que mooy yoon tey tamit àddina bi yëpp tamit yi yëf yi noonu lay doxee waaye nekkuñu toujours rek taalibe bi da ngaa war a jël sa yerub fiil dóor ba ginnaaw gi dagg pour mu mokkal alxuraan wala nga jéng ko pour mu mokkal non bu mënta mokkal bàyyi ko jàngal ko métier puisque mokkal alxuraan Oustaz Assane du farata déedéet du farata lu baax la vraiment askan bi dañ ko war ñu bëree bëri war nañoo mën a mokkal alxuraan mais nekkul loo xamante ni l'islam dala ñu léegi par la force il faut mu am donc man gis naa ni daal jot na pour ñun aussi tamit ñuy waxtaan suñu waxtaan ci suñu biir xam ni am nañu ay noonu daara gaa certes am na bu baax a baax waaye ñun aussi tamit bu ñu jël rek waaw erreur suñuy erreur aussi il faut tamit ñu toog suñu biir waxtaane ko xool yeneen méthode yoo xamante ni dina mën a éduquer dina mën a fexe ba mémoriser loo xale yi alquran ci lu dul vraiment muy am violence jërëjëf Oustaz Fadel réew mi nag dafa bari ay ruxuruxaan moo bëgg nag ñu dugg ci benn ruxu balaa ñuy waxtu wi di dab muy booy dégg ñuy wax 3e mandat premier mandat 2e mandat 3e mandat compte bi kenn xamul nan la ban mooy premier ak ban mooy 2e
en tant que observateur noo gisee coow loolu. ak fan lay aboutir est-ce que du dem ba mu indiwaat yeneen jafe-jafe ci biir askan wi. waaw man daal Oustaz Assane yaakaar naa ni suñu politique yi daal suñu politiciens yi Sénégal yi gis naa daal nii defee politique baaxul parce que politique yoo xamante ni daanaka coow kese lay doon. toujours li askan wi di xaar ci ñoom duñ ko gis li ñuy xool daal mooy toujours rek dañuy divertir ci ay yoo xamante ni. vraiment amul bopp amul genn. man dama yaakaar ni président bu yeewu buñ la falee nga xamante ni askan wi ñoo la tànn fal la wóolu la dénk la jox la ay pouvoir c'est pour nga jàppale Sénégal fexe ba Sénégal développé la. boo ñëwee def ci ay jéego yu ñu ci def ñëpp nekk lu palpable lu ñu mën a teg loxo moo xam ci côté santé la moo xam ci côté ay yoon la ay route la moo xam ci côté éducation la nga am ni nga loo ci def say empreinte mi ngi ci bàyyi nga fi ay touche mais demal nag keneen ñëw. mandat boo xamante ne léegi ni ñaari mandat la def nga benn bi bii moo ci des bu matee génne ci porte bu mag ñu tàcc la bu baax a baax rëkkal la ay junjum ñi la jaajëf nga dem keneen ñëwaat parce que àddina tam noonu lay doxee. nga sañ a teg sa pliant toog ci mbedd mi. toog ci mbedd mi jàpp sa njàmbur parce que amul ci àddina bi maanaam li ñu naan ki la jiitu bu defoon ni yow kon doo agsi doo toog ci chaise bi lu am solo la. ki nga xamante ni moo la fi jiitu bu fekkoon ne tey jii dafa toog ni du dem kon yow doo agsi comme ñëwoon na dem keneen ñëw dem yow itam nga agsi man je crois bien que nit ñi yooy wax rek mais le président moom en tant que Macky Sall yaakaaruma ni foog naa ni intelligence am passé na ci di xëccoo 3e mandat. parce que amoon na bu yàggul ci ku ko fi jiitu woon bu boobaa la muy jur mooy da ngay liggéey ba pare la nga liggéey lépp nga jëlaat suuf xëpp ko ci parce que da ngay dem ba askan wi jéppi la vraiment sanctionné la ci façon boo xamante ni da lay yàqal. réputation bi nga xamante ni waroon nga ko am ginnaaw bi nga liggéeyee Sénégal ay at. man daal yaakaar naa ni jot na pour politiciens yi daal gën a respecté waat askan wi. gis naa ni daal vraiment yëpp nañu ñu trop. yëpp nañu askan wi trop. te sénégalais nag dañoo mën a muñ. mais nañu xam ni un grand peuple lañ ko seqal. ñi nga sénégalais ak ñoo mën a encaisser mais boo leen poussé bu ñu demee ba sës wallaay bu ñu jógee da nga xam ni jóg nañu. je crois bien que 23 juin wane na ko. am na ay événements yu bëri yoo xamante ni ci histoire Sénégal daf koy wone li ma gëm mooy ñi nga xamante ni dañuy jéem a positionné wu rek ñooy wax ñi di wax mais Macky Sall moom en tant que Macky Sall en âme et conscience gëm naa ni xelam xalaatul ni day jéem a jàllalewaat ab 3e mandat ginnaaw bi nga xamante ni askan wi jox nañu ko seen kàddu ñaari yoon ñaari élection ci façon boo xamante ni façon bu honorable la du dem mukk di xëccoo ay 3e mandat ginnaaw bi nga xamante ni jéego yi nga xamante ni def na ko ci Sénégal. je crois que daal jot na pour ñu arrêter. te liggéey. coow li bëri na trop am réew da nga koy tabax ci jàngal nit ñi former leen ba ñu am xam-xam fexe ba ëllëg boo toogee ba dem ñu mën a ñëwaat toog vraiment ñi lay wuutu mën a doxal Sénégal doxal ñu nga xamante ni mooy doxal ñu ba gën a rafet. jërëjëf Oustaz Fadel xam naa waxtu wi dab nañu waaye damay tëjee ci benn laaj ndax suñuy dëkkandoo yi. tëll bi mu ngi mel ne mu ngi sagara nga fay xeeñ ci béréb yu bari. boo seetee Guinée Bissau nga seet Gambie nga seet Mali. ban solution pour yooyu. waaw ci côté Mali moom ñàkk stabilité bi mooy wax dëgg yàlla il faut ñu jël ci ginnaaw xool la nga xamante ni moo ko waraloon. man yaakaar naa ni daa nekk ñi nga xamante ni Occident daane na ko. le président daanaka fële yëfu Mali yi soppi ko. ndax bi nga xamante ni coalition boobu nga xamante ni Sarkozy moo ko jiite woon. ñu ñëw Libye toj ko mabbu. gànnaay jox nit ñi ay armes ñu xeex ba Kadhafi ñu faat ko la ñu waroon defaat mooy fexe ba ginnaaw bu ñu tooñee ba rey un président africain boo xamante ni Afrique yëpp ko bëggoon nga fekk ko ci am réewam sot ko rey ko. waroon nañoo fexe jël armes yi organiser waat yëf yi la Libye di dund ci insécurité ak pagaille ñoo ko waral lii nga xamante ne aussi moo xew Mali mooy ña jóge woon ci Libye ca xeex ba ñoo dugg ak seen i armes ci Mali te Mali yàggoon na am coow lool ci roq boobu nga xamante ni xam nga ko. tawaari gi yàgg nañoo bëgg ay indépendance ak yooyu. am ci ñeneen ñu jarax ñoo xamante ni ñoom daanaka ay terroristes lañ leen di tuddee. ñoo xamante ni daanaka ku ñu dee ñëw rek jël leen boo utiliser leen. pour jéem a métier la daal xeex ñu fay la. xeex ñu fay la lay doon moo tax loola dafa xam xeex dafa am fa. Guinée nag
la fay xew mooy li ñuy bañee Sénégal rek mooy président boo xamante ni dafa bëgg a dem nag ba bëggaat encore beneen mandat te encore toog xam nga Sénégal moom wala bu africain sax laay wax de manière générale mën nañoo sàkku ak pal waaye amuñu culture bàyyi pouvoir te loolu nag vraiment Oustaz Assane du doy waar la du doy waar la yaakaar naa ni jot na pour ñoom chef d'état yooyu ñu am culture vraiment dem naa ba li ma mënoon def naa ko fi laa mën a yem nit laa léegi nag maa ngi dem jox keneen mu àggale fi nekk finalement continuité la war a nekk Oustaz Assane li may wax ci Guinée aussi moo valable na pour fële Gambie Guinée Bissau nag moom damay ñaan yàlla vraiment mu stable parce que réew la moo xamante wax dëgg yàlla réew mu ñàkk chance la yeneen réew yi ñu tudd sax li ñu am ci stabilité vraiment Guinée Bissau amu ko réew la moo xamante ni toujours mi ngi ci ay problème man élection yi passé bi ñu nee fal nañu waa ji demoon naa ba am espoir ci ne alhamdulilah pour la première fois ñu fal un président démocratiquement ci Guinée Bissau yëpp dina dox waaye gis nga finalement ni mu des na xam bi waaw des na xam bi donc yaakaar naa ni daal ñu ngi ñaan yàlla daal vraiment yàlla dimbali leen ñuy bàyyi xel peuple yi bu baax a baax a baax fexe ba vraiment réew ma stable ñu jëm koo développer parce que réew la mu am richesse réew la moo xamante ni ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax jot na pour vraiment ñu am li nga xamante ni moom la ñu soxla ci liberté mais nag aussi tamit ci développement ba vraiment fa askan wi bëgg a àggale réew moom ñu àggale ko fa jërëjëf Oustaz Fadel Gueye moom lañu dalaloon ci émission tànneef ñu sant ko bu baax a baax ci njàngat li ndax yaatu na dugg nañu ay ruq ak ruq-ruqaan waaye itam du ñàkk beneen yoon rek ñu ñëw tànkaat leneen ndax am na secteur yu bari te yoo xam ne war nañu mën a toog ak moom mu jàngat ko ndax transversalité bi ak expérience bi ak yàgg fekkee ak yàgg teewe tax na ñu war a mën a ànd ak moom ci ay émission lépp mënul xëcc ci benn émission waaye ñu sant ko bu baax a baax ci disponibilité bi ndax jot gi mayewu ko waaye itam tabe gi maye na ko moo tax mu ñëw accordé jotaay bi ñu sant ko bu baax a baax di ko gërëm waaye itam ma sant équipe bi nga xam ne àndoon na ak man ci njiital Saliou Bey ak Pape Modi waaye itam Barak Mbaye mi nga xam ne moo monté émission bi ak ñi ko exécuté ci régie bi yëpp ñu sant leen gërëm leen sant leen itam yéen ñi doon toppee ci biir réew mi ak ci bitim réew jox leen beneen dox daje ci seen émission bi di tànneef wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Walfadjri